l'importance du Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé du Hajj dans beaucoup de hadiths pour montrer son importance et la place qu'il occupe dans l'islam. Il faut dire que la Kaaba a une importance primordiale dans l'islam. Pourquoi? Parce que tous les musulmans qui font la prière, la salat, ils se dirigent vers la Kaaba. Et une prière n'est valable que si celui qui prie est en direction de la Kaaba. La Kaaba, ce n'est pas l'ouest, ce n'est pas l'est, ce n'est pas le sud ou bien le nord. La Kaaba, en réalité, c'est le centre du monde. C'est le centre du monde. C'est pourquoi, dans la Kaaba, il n'y a pas de direction dans la Kaaba. Toutes les directions se valent dans la Kaaba. Que tu sois à côté de l'imam, derrière l'imam, à sa gauche ou bien à sa droite, c'est la même chose pour celui qui prie. Pourquoi? Parce que la Kaaba reflète ces adjectifs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs qui sont vus dans le verset où Allah dit Huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu wa huwa bi kulli shay'in alim. Allah est le premier, il est le dernier, il est celui qui est manifeste et visible, mais aussi il est celui qui est caché. Or, dans une réflexion logique, raisonnée et philosophique, on ne peut pas comprendre quelqu'un ou bien une entité ou bien quelque chose qui peut être à la fois le premier et le deuxième, être à la fois en même temps le visible et le caché, le manifeste et l'occulté, en même temps, dans un même lieu, pour une même personne ou bien un même concept ou bien une même entité. Dans le raisonnement humain qui est limité dans le temps et dans l'espace, on ne peut pas comprendre quelque chose qui a ces mêmes facultés en même temps et en un même lieu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comme celui-là, c'est lui-même qui crée la primauté, c'est celui-là même qui crée le temps et l'espace, c'est celui-là même qui crée l'homme et tout ce qui l'entoure. Il ne peut pas être défini ni déterminé par ces choses, mais c'est celui-là même, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui détermine ces choses. Et cette détermination-là, ces facultés-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a affecté à la Kaaba. Et la Kaaba, du fait que c'est une autorisation divine, je parle de sa construction, Allah lui a revêtu de ses facultés personnelles qui lui sont propres, c'est-à-dire le fait que la Kaaba soit une direction pour tous les croyants, que ce soit à droite, à gauche, devant ou derrière l'imam de la Kaaba, la prière est valable. Pourquoi? Parce que les musulmans sont appelés à se diriger vers cette Kaaba-là. Il y a d'autres explications, Inch'Allah, au cours de notre causerie, nous allons donner d'autres explications par rapport à la Kaaba. La Kaaba aussi a une grande importance. Pourquoi? Parce que elle est la direction, elle est le lieu de voyage, elle est le lieu de tourisme spirituel de tous les prophètes. Il n'y a pas eu de prophète sur terre qui n'a pas fait son hajj dans la Kaaba, à la Kaaba. Il n'y a pas de prophète qui n'a pas visité la Kaaba. Tous les prophètes de Adam alayhi salam, jusqu'au prophète Moïse, Sayyidina Moussa alayhi salam, jusqu'à Sayyidina Isa alayhi salam, jusqu'au prophète Mohammed qui est le dernier et l'ultime, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous visité la Kaaba. Il faut dire même que la Kaaba, avec l'histoire de notre prophète Sayyidina Nuh alayhi salam, qui parle de Nuh, parle de difficultés, qui parle de Nuh, parle d'un appel, d'une dawa dans l'islam qui a duré presque 950 ans. Le Coran nous parle de
950 ans. Hein? C'est là où on voit vraiment que les gens de nous sont têtus. Ils sont têtus. Pendant 950 ans, Sidna Nuh a appelé son peuple à l'unicité d'Allah et ils n'ont pas répondu. Il faut lire Sourate Nuh pour voir le réquisitoire que Sidna Nuh a envoyé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait un rapport terrible à Allah. Et Allah, quand il a vu ce rapport, mais il a dit il n'y a plus rien à faire. Et là, c'est là où il y a eu ce qu'on appelle le déluge, à Toufan. Ce déluge-là qui était caractérisé par quoi? Par le ciel qui faisait tomber de l'eau, mais aussi la terre qui dégageait tout ce qu'elle gardait comme eau. Donc tout le monde entier a été décimé, les animaux comme les arbres. C'est pour cela qu'on dit que Sidna Nuh est le deuxième père de l'humanité. Le premier père de l'humanité, c'est qui? C'est Sidna Adam, Baba Adam. C'est le premier père de l'humanité. Mais le deuxième père de l'humanité, c'est qui? C'est Sidna Nuh. Parce que l'humanité a été décimée, a été anéantie par le déluge. Mais il faut dire que pendant ce déluge-là, Sidna Jibril alayhi salatu wassalam, il était venu et il a pris la Kaaba avec la pierre noire qu'on appelle Hajarul Aswad, hein, et il les avait mis sur une montagne qu'on appelle Jabal Abi Qubays. C'est sur cette montagne-là que Sidna Jibril avait caché la Kaaba et le Hajarul Aswad pour que le Toufan ne les détruise pas. Donc c'est pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala protège la Kaaba. Il dit dans Surat Tin, wa tini, wa zaytouni, wa touri, sinina. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Wa hadha al-baladi al-amin, wa hadha al-baladi al-amin. La uqsimu bi hadha al-baladi wa anta hillun bi hadha al-baladi. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'importance que la Mecca, la Kaaba, le lieu où la Kaaba est posée. Ce lieu-là, Allah l'a protégé, Allah l'a sanctifié, Allah l'a sacralisé. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites là-bas. Et ça, c'est parmi les signes de la protection que Allah subhanahu wa ta'ala a mise par rapport à cette Kaaba-là. Donc, parmi les faveurs qui sont spécifiques et exclusives à la Kaaba, il y a aussi qu'il n'y a pas quelque chose qui vole, que ce soit un appareil ou bien un animal qui peut voler au-dessus de la Kaaba. Il n'y a pas quelque chose qui vole, que ce soit un appareil, un Boeing, un avion, une fusée, quel que soit l'appareil, ou bien un oiseau, quelle que soit la taille de l'oiseau, il n'y a aucune créature qui peut voler au-dessus de la Kaaba. Rien ne peut être sur la Kaaba. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure d'une autre Kaaba qui est au ciel. Cette Kaaba-là, c'est cette Kaaba qu'on appelle Al-Bayt Al-Ma'mour. Il est cité dans le Coran. C'est la maison remplie. Remplie de quoi? Remplie d'anges. Je vous ai dit que dans cette Kaaba-là qui est céleste, chaque jour, 70 000 anges font le Hajj. Chaque jour, 70 000 anges font le Hajj. Et chaque ange qui fait son Hajj ne le refera plus jusqu'à la fin de l'existence. Donc, il y a des lumières. Hein? Il y a des lumières qui se dégagent du cœur, de l'esprit, de la langue, de la bouche, de ceux qui font le tour de la Kaaba sur terre. Il y a aussi une lumière qui se dégage de la bouche, de l'esprit, du cœur des anges qui sont au ciel. Donc quand ces lumières-là se joignent, entre ces lumières, entre cette lumière-là, hein, ces deux lumières, céleste et terrestre, rien ne peut passer dans cette masse de lumière-là. Même quand on prend les avions, il y a des zones de turbulence, hein, qui montrent qu'il y a des trous. Qu'il y a des trous dans l'univers. Et ces trous-là sont sentis, l'avion fait des secousses, on sent, il y a même souvent des peurs que ça s'écrase et tout. C'est la même chose, il y a une densité de lumière qui se dégage entre le ciel et la terre. Et la plus grande densité, la plus grande masse, la plus grande force de lumière entre la terre et les cieux se trouve entre la Kaaba et le Bayt al-Ma'mour.
Donc ça fait partie des spécificités de ce lieu béni que Sokhna Adja Sokhna Sall a visité. Qu'Allah nous y amène nous tous, Inch'Allah. Il faut dire aussi que je vous ai parlé du Hajarul Aswad. Le Hajarul Aswad, c'est quoi? C'est la pierre noire. Elle est noircie par quoi? Par le péché des hommes. Mais quand elle descendait, cette pierre du Jannah, du paradis, elle était toute blanche. C'est comme un aspirateur. C'est comme un aspirateur. Si tu as la possibilité de mettre ta tête dans ce trou du Hajarul Aswad, ça aspire tous tes péchés sur le champ. Si tu n'as pas la possibilité de te rapprocher du Hajarul Aswad, tu peux être à son côté. Tu dis Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et c'est les mêmes effets. C'est les mêmes effets. Même négativement, on peut donner des exemples. Il y a comme le gaz sarin, on n'a pas besoin de l'humer. On met le gaz sarin dans une ville, tout le monde peut mourir. Donc si les scientifiques, les laborantins, les chercheurs, les ingénieurs peuvent produire quelque chose qui a un effet aussi dévastateur, mais Allah subhanahu wa ta'ala doit pouvoir le faire. Je parle des autres, mais nous, on n'a même pas de doute par rapport à cela. Ils ont même créé ce qu'on appelle le Little Boy. C'est la bombe atomique qui continue jusqu'à présent de faire des dégâts. Il y a des enfants qui naissent avec des disparités dans leur corps, des problèmes dans leur corps. Et c'est les effets d'une bombe qu'on a lancée depuis les années 40. Donc, pour vous dire que si on peut comprendre ça dans le monde profane, Allah subhanahu wa ta'ala a le meilleur des exemples. Walillahi al-mathalul a'la. Donc, Maqam Ibrahim, c'est là que Sidna Ibrahim se tenait pour construire la Kaaba. Hajarul Aswad, c'est cette pierre-là que les gens vont faire la ziyara pour pouvoir se départager, se séparer d'une manière définitive de tous leurs péchés, qu'Allah nous pardonne. Il faut dire aussi que la Kaaba, quand Sidna Ibrahim alayhi salam a construit la Kaaba, même ici, quand on fait des constructions, il y a le matériel, il y a les débris, il y a les restes de pierres, de sable, de matériaux qui sont restés. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas utilisés. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de poubelle, tout est utile chez lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit à Sidna Ibrahim, prends ces pierres, prends le sable qui est resté, prends les petites pierres qui sont restées, du travail que je t'ai ordonné de faire, et jette-les dans l'univers, jette-les dans l'atmosphère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand Sidna Ibrahim a pris les grosses pierres, il a jeté dans l'atmosphère, la pierre, là où elle tombe, ça devient une mosquée, une grande mosquée jusqu'à la fin des temps. Que ce soit un pays maoïste, un pays communiste, trotskiste, un pays athée, quel que soit le lieu, si cette pierre tombe sur ce lieu-là, tôt ou tard, il y aura une grande mosquée là-bas. Donc, chaque fois que vous voyez une grande mosquée, une mosquée ici, à Chartres, à Paris, à Londres, à Barcelone, rappelez-vous que c'était une grosse pierre de Sidna Ibrahim. Toutes les pierres que Ibrahim, les pierres qui sont moyennes que Sidna Ibrahim a jetées ensuite, elles deviennent des mosquées. Et il restait des débris, des petites pierres. Sidna Ibrahim a tout ramassé. La poussière qui restait, le sable qui restait, les petites pierres minuscules qui restaient, et il a encore jeté dans l'atmosphère. Sidna Mohamed, il dit, tout ce que Sidna Ibrahim a jeté comme ça, tout lieu qu'il touche devient un lieu où quelqu'un priera. Tu peux faire un déplacement pour aller en Italie. À un moment donné, tu dis, ah, c'est l'heure de Zohr. Moi, je n'ai pas de mosquée, mais j'ai mon GPS. Je peux voir, je peux connaître la Kaaba. Je me mets à côté, je mets mon tapis, mon tapis, ou bien sur l'herbe, je ne sais pas, et tu fais ta prière. C'est dans il dit, cette prière que tu fais, sache que c'était les poussières et les petites pierres que Sidna Ibrahim avait jetées. Ça, c'est les choses à savoir pour pouvoir comprendre la force spirituelle de l'islam.
et l'importance que nous devons donner à Sayyidina Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Huwa sammakumul muslimina min qabl. Huwa c'est qui? Huwa c'est il c'est qui? Il c'est Sayyidina Ibrahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit le nom musulman. Allah il dit au prophète, sachez que c'est Sayyidina Ibrahim qui vous a donné ce nom musulman. Le nom musulman ne vient pas de la bouche du prophète. Le terme musulman, s'il vous plaît, le terme musulman ne vient pas de la bouche du prophète Mohammed, mais il vient de la bouche de Sayyidina Ibrahim. Le premier musulman, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Il y a beaucoup même de sunnah qu'on pratique et qui sont sacrés dans la législation musulmane, dans la religion musulmane. C'est des sunnahs qui viennent de Sayyidina Ibrahim. Le fait, par exemple, de se circoncire, le premier à le faire sur terre, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Sayyidina Isa alayhi salam, comme lui, il avait ce don, par l'autorisation d'Allah, bi'iznillah, de ressusciter les morts. Sayyidina Isa alayhi salam, il vient sur une tombe, il pose sa main, la tombe se fend, et celui qui était enterré pendant 100 ans d'assemblée réveille un mort. Il a mis sa main bénie sur cette tombe, la tombe s'est fendue, et on a vu un homme qui est sorti avec une partie de sa tête qui est blanche. Celui-là, c'est son fils de Sayyidina Nour. Sayyidina Nour. C'était un fils de Sayyidina Nour. Et Sayyidina Isa lui dit, mais il y a une partie de ta tête qui est blanche, et toi tu es jeune. Il lui a, et vous, dans votre époque, il n'y avait pas de cheveux blancs. Les cheveux blancs ont commencé avec Sayyidina Ibrahim. Ça, il faut le savoir. Béjjaaw. Béjjaaw moo ngi commencé ci Ibrahim. Ibrahim moo njëkk a béjjaaw ci kaw suuf. Ndax xamoon ngeen loolu? Ibrahim moo njëkk a béjjaaw ci kaw suuf. C'est le premier à avoir des cheveux blancs sur terre. Sayyidina Ibrahim. C'est un grand prophète. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui a rendu blanc tes cheveux? Il lui a dit, j'ai tellement eu peur. Je croyais que c'était le jour du jugement dernier. Et c'est cette peur-là qui a blanchi mes cheveux. Subhanallah. C'est pour cela qu'il faut toujours, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos relations avec les gens, dans tout ce que l'on fait dans la vie, il faut qu'on pense au jour du jugement dernier. Dans la prière, chaque fois on dit Maliki Yawmid Dini. C'est le maître du jour, c'est Ad-Dini. Là ne signifie pas la religion. Non. Ad-Din dans la Fatiha, ça signifie le jour de la rétribution, de la récompense. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sayyidina Ibrahim, c'est le premier sur terre à avoir des cheveux blancs. Quand il a vu des cheveux blancs sur sa tête, comme lui il parlait à Allah, il a dit à Allah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça je ne connaissais pas. Je n'ai jamais vu mes parents ou bien mes oncles ou bien les personnes avec qui je vis. Je n'ai jamais vu personne avec des choses blanches sur sa tête. Allah lui dit, ça c'est hada waqarun, ça c'est le respect. Ça c'est le respect. Waqar. Hada waqarun, ça c'est le respect. Et Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit? Ya Rabbi zidni waqaran. Oh Allah. Moi, ce qui a trois choses. L'amour que j'ai pour les enfants, le respect que j'ai pour la femme et le respect que j'ai pour les hommes avec des cheveux blancs. Avec les cheveux blancs. Donc, il dit que la source de tout ce qu'il a comme faveur divine venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette source-là, ce sont les trois choses. L'amour des enfants, le respect des personnes âgées, mais aussi le respect de la femme, parce que la femme est sacrée, et c'est Allah qui lui a donné cette force-là.
qu'Allah nous assiste et nous protège. Donc, ça c'est l'importance de la Kaaba. La Kaaba, il y en a beaucoup. Même si Omar ibn Khattab, il a dit un jour, parce que ça c'est des pensées qui reviennent, parce que c'est humain. Il a dit un jour à la Kaaba, tu n'es qu'une pierre. Si je n'avais pas vu mon bien-aimé Mohammed tourner autour, ilaha illallah, que tu as dans ton cœur, Allah l'a exaucé. Tu ne sais pas. Et eux, Allah a certifié qu'ils ont il a dit encore plus haut dans cette sourate والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Allah il dit maintenant le respect qu'il veut qu'on donne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit par rapport à tout le monde, par rapport à nous, par rapport aux autres, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit que la quiétude, la simplicité, la modestie, le fait d'être posé, je l'ai mis dans le cœur des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons du prophète, ensuite il a dit au prophète qui donne la bonne nouvelle. Mais je t'ai envoyé aussi pour prévenir les gens, pour leur parler de l'enfer et de tout ce qui est en rapport avec, contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la Kaaba n'est pas n'importe quelle demeure, n'est pas n'importe quel édifice, n'est pas n'importe quel lieu. C'est un lieu construit, c'est un édifice élevé sous l'autorisation, sur l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne l'a pas donné à des gens profanes, mais il a confié la tâche à des prophètes. Et le prophète en question, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam. Le prophète en question, c'est Sayyidina Ismaïl alayhi salatu wassalam. Et c'est ça qui a continué, et la Kaaba continuera jusqu'à la fin des temps. Donc, cette partie-là était pour vous donner une idée de la place de la Kaaba dans l'histoire, même pas de l'histoire musulmane, mais de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de la foi, de l'histoire de toutes les religions. Car toutes les religions sont réunies dans l'islam, qui est la religion de tous les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas parler du Hajj, on ne peut pas parler de Makkah sans parler aussi de Madinatul Munawwara. Makkah, c'est le lieu du Seigneur. Dans sa dimension transcendantale. C'est le lieu du Seigneur, de Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa dimension absolue. Dans sa dimension purement absolue. C'est pour cela même que les gens qui ont eu la chance d'aller à Makkah et de faire Médine, dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur psychologie même, ils sentent une différence entre Makkah et Médine. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Makkah, comme je vous l'ai dit, c'est... Il y a mon oncle, le frère de mon père, qui était étudiant en Égypte.
qu'Allah lui donne longue vie, Imam Al-Hajj Ahmad Baro Ndiéguène. Il me disait que chaque année, on quittait l'Égypte pour aller assister les Hujjaj, c'est ceux qui font le Hajj. Il me disait que l'atmosphère de la Mecque n'est même pas comme celle de Madina. Il disait aussi que même les habitants de la Mecque, la couleur de leur peau, c'est même pas comme celle des habitants de Médine. Il me disait même que le commerce à la Mecque n'est même pas comparable au commerce à Médine. Il me disait, pour me faire rire, il me disait, Serigne Mor, si tu pars à Médine et tu vas chercher même des pierres, tu vends, les gens achètent. Si tu pars, tu vends des pierres. C'est une marchandise. Tu ne vas pas rentrer brebis, même si tu vends des pierres à Médine. Pourquoi ça? Parce que c'est la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dans son essence, Allah dans son caractère absolu, il est inimaginable. lii nag moom waxtaan la lii du ay xéewal mën nañ koo muñ waaye wax ji nag ah dimbali leen ñu toog ok. jërë ngeen jëf yal na yàlla fay leen kon ñu àggale tuuti rek incha allah kon dama doon wax ne incha allah on va revenir tout de suite au français incha allah dégguma dama ne ku wax Makkatul Mukarrama yaakaar naa dégg ngeen yéen ñëpp doole ji Makka yàlla bi yàlla jox Makkatul Mukarrama ak cër yi ko yàlla defal ak leer ya fa yàlla def waaye dama ne Makka baax na lool waaye nag yàlla subhanahu wa taala dafa am foo xamante ni du fa nekkee kenn du ko mën a jotee kenn du ko mën a xalaatee kenn du ko mën a expliquer parce que moom ci dimension bi nga xamante ni moom la ñuy wax dimension absolue nga xamante ni xel ak xalaat ak njort ak gis-gis mënul àgg ca moom loolu moo tax ci yërmandeem mu indi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni dimension la boo xamante ni soo ci xoolee rek di nga mën a am idée mën a am xam-xam mën a am pas-pas ak yaqiin ci yàlla subhanahu wa taala loolu moo tax ma ne ñaari dimension yooyu ci Makkatul Mukarrama ak Madinatul Munawwara dama ne am na ci ñoo xamante ni gis nañ ko seetlu nañ ko man leen am na sama benn bàyyi étudiant la woon daan jàng ca Égypte ak mu jot daan dem foofu ci étudiants yi daan dimbali ujaaj yi waaye nee na ma Seydina Muhammad sëñ Mor ma ne ko la béyk mu ne ma kenn du woon mu ne ma barke yàlla ak yàlla li mu yoroon yëpp jox na ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ma Madinatul Munawwara mu ne ma atmosphère u Makka sax bokkut ak bu Madina ña fa dem xam nañ li may wax bu baax mu ne nitu Makka ak niti Madina sax bokkuñu suñu ne kii Makka la dëkk nga jëflante ak moom ñu ne kii Madina la dëkk nga jëflante ak moom bokkuñu kii day nekk ab xeer bu rëy dëgër këj kii daal di nekk coton nooy ñepp nee na ma Madinatul Munawwara lumière ba fa nekk
lumière profane bi fa nekk mu ne amul sax Makkatul Mukarrama ni muy leeree ni muy rafetee amul sax Makka mu ne ma Makka Madinatul Munawwara barkeel na barkeel boo xamante ni mu ne ma xeer sax soo ko jëlee di ko jaay mu jar ndax barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te Madina boobu day yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu wootee ca Makkatul Mukarrama fukki at ak ñett 13 ans mu woote ko Makkatul Mukarrama fitna yi bari coono yi bari xat-xat yi bari ñuy jàpp gaa yi di duma di toroxal embargo leen fitnaal jullit yi ba yonent yàlla Muhammad am ñu wax sax ñu dem Habasha mooy Éthiopie ñu dem foofu def hijra Mus'ab ibnu Umayr jóge Makkatul Mukarrama dem Madina def fa 11 mois daal di wax ak waa Madina ndekete waa Madina yëpp gëm nañu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba ay groupe aqabatul ula ak aqabatul thaniya ay groupe jóge ca Madinatul Munawwara rocceeku ndànk ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba jaayante ak moom ba mujj dem ca Madina wax ak waa Madina ne leen am na waa ju baax ju yiw ju rafet joo xamante ni nee na yonentu yàlla la ñun ñooy seen i kilifa wër nañ ko waxtaan nañoo ak moom waaye xam na ni li mu wax dëgg la xam nga du mbul bañee rek lambay ne nangu comme waa Makka ñoom xamuñu cër bi leen yàlla defal xamuñu waa ji leen yàlla wàcceeg seen biir ñun nañ ko jël ñu dalal ko ñu wax Mus'ab ibnu Umayr radiyallahu taala anhu waa ju baax jooju daal di préparer le terrain ba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xëy jox ko ndigal ne ko na nga génn Makka nga dem Madina keroog xam ngeen la ca xew yëpp ca diggante Daaru Nadwa ca diggante Abubakar ni Siddiq ca boori Tisbaar ba Seydina Muhammad demee ci këram wax ak moom ne ko sama borom nee na ma génn Makkatul Mukarrama muraad ne ko waaw loolu baax na ndax gars yi sonal nan la sonal nañ ñu mu ne ko waaye am na leneen lu yàlla wax nee na yow laay àndal Abubakar di jooy di jooy di jooy di jooy ba Aïcha ñëw ci wetam ne ko bàyyi looy jooy bàyyi looy jooy bàyyi looy jooy mu ne ko sa waa ji waaju baax ji yonentub yàlla bii Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam day sama borom moo ko jox ndigal mu jóge Makka ngir dem Madina waaye monde bi ni ñu toll yëpp man la ci tànn ngir ma ànd ak moom fekk Abubakarin waajaloon na ñaari gileem yu rafet gileem yu dëgër gileem yu baax ngir ñu ànde ko Seydina Muhammad Aïcha ne keroog laay soog a xam ci àdduna ndekete nit dina jooy te fekk jooyi bànneex la da ngeen wax jee Aïcha nee na keroog laay soog a xam ne ndekete nit dina jooy te jooyi bànneex la pour man àdduna kuy jooy naqar moo lay jooyloo Aboubacar dafa bëgg ba jooy Aboubacar moo ànd ak Seydina Muhammad Abdullahi ibnu Urayqit moom na moo nekkoon ki nga xamante ni moo leen doon piste di leen wan yoon wa ki nga xamante ni mooy doomu Aboubacar Siddiq bi ñuy wax Asmaa'u bintu Aboubacar moo leen doon indil ay xéewal ay lekk ñoo ànd di dem ba rasulullahi daal di àgg ca Madinatul Munawwara ca lëndi ba mu agsee ca Madinatul Munawwara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam taxaw comme dafa xawoon a tolloog Aboubacar xaw a niroog moom waa Madina yëpp nekk ca kaw dace ya mooy garabu tàndarma ya nekk ci kaw kër ya xale ya mag ña ndaw ña góor ña jigéen ña ñëpp ba ngay dajaloo di bég di kontaan di tàccu naan waaw ñaar ñu yiw ñii ñaar ñu baax ñii ñaar ñu rafet ñii kan moo ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kenn xamul kan moo ci rasulillahi Seydina Aboubacrine pour faire la différence nee nañu yére ba mu yoroon moom la jël yëkkati ko ci yére ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne kon ki nga xamante ni mooy yëkkati yére bi mooy Aboubacrine waaye ki ñuy tiimale yére bi mooy parasol bi mooy Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñëpp xam nañ ni keroog waa Madinatul Munawwara ñoo nga taxaw ànd ak seen i góor ànd ak seen i jigéen ànd ak seen i mag ànd ak seen i ndaw ñoom ñëpp naan tala al badru alayna min thaniyati al wadaa wajaba shukru alayna ma daa lillahi daa ayyuha al mab'uudu fiina jita bil amri al mutaa جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت والله يا محمد أنت مفتاح السرور ليلا ومكة ومدينة المنورة عندك يوم ñëpp di ko wax di teeru rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam keroog biñ ko teeroo teral ko gis ngeen la fa xew yëpp ci xamante ni ab yonent lay doon Makka dëkk ba mu juddoo dañ ko fay génnee suñ ko fa génnee fii lañ koy fatee waa kër Abu Ayyub al Ansari ci Sénégal ñoom la ñuy wax Darmanko yi ñoom mooy seen maam Abu Ayyub al Ansari Darmanko yi mooy seen maam Abu Ayyub al Ansari maamam moom la ñuy wax Tuba
moom moo watoon kër googu fa la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dalal ak ñoom foofu la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk ba tabax jumaam ju tedd joojee nga xamante ni mooy madinatul munawwara al madinatul munawwara mooy lan mooy la ville illuminée la ville lumineuse lan moo ko leeral lan moo ko taaral lan moo ko baaxal du suuf sa du ngelaw la du jaww ja du man du tàndarma ya déedéet li ko taaral li ko leeral mooy tëdd nga fa si bu rafet boobee nga xamante ni moo tiim ki gën ci mbindeef yàlla yi ki gën ci ñi njëkk gën ci ñu mujj gën ci jinne yi gën ci malaayika yi gën ci nit ñi gën ci yonent yi gën ci lépp lu yàlla bind muy sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaye soo fa demee da nga fa fekk nag rawdu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di nga fa fekk nag bàmmeelam bu tedd ba bàmmeelam bu tedd boobee nga xamante ni dafa tëdd di nelaw waaye nag ku ne ko asalaatu wasalaamu alayka ya rasulallah mu fay la soo ne ko asalaatu wasalaamu alayka ya rasulallah mu fay la soo ne ko asalaamu alayka ya rasulallah mu fay la mu tëdd ñaari soppeem yu mag ya Seydina Abubakar ak Seydina Umar ibn Xattaab ci néegu Aïcha bu tedd boobee néeg boobu nga xamante ni fa la faatoo parce que ab yonent Seydina Abubakar ba coow la bare loolu histoire la ba coow la bare daf leen wax ne leen yonent yàlla Muhammad jàngaloon na ma ne ma ab yonent fu mu dee fa lañ koy suul te yonent bi moo ngi faatu ci bisu altine ci néegu sunu yaay Aïcha Aïcha sax programmé woon na pour am néeg am place ci néeg boobu ndax néegama waaye comme bàyyi ma nga fa tëdd mën naa tëdd ak yonent bi ndax jëkkërama mën naa tëdd ak bàyyam ndax bàyyi ma waaye bañ fa dugalee seen daawa daan ne kii kat moom daganul ci man loolu moo tax ñu yóbbu ko fële ca Baqiya te Seydina Umar ibn Xattaab ci ngeen di xam ne rek yàlla Muhammadu borom benn góor keroog bi nga xamante ni faatu na dafa wax ne raw bi yonent baa ngi ni dañ koo tëj cadenassé ko ba mu dëgër dama ne su ma faatoo teg leen ma ci buntu rawdu bi bu leen ubbi benn buntu bu leen dajji benn cadenas ñëw leen teg ma ci buntu rawdu bi ngeen ne xarit bi soppe baa ngi ñaan ndigal ngir dugg si ci néegu soppeem mu ne leen soo leen déggee buntu bi dajjeeku ubbeeku suul leen ma ko su dul loolu yóbbu leen ma ngeen yóbbu ma Baqiya waaye keroog Seydina Umar ibn Xattaab ba mu faatoo ca xew-xew ya kenn ko fi nettali dafa gudd ba ñu ñëwee ba sang ko ba jullee ko dañ koo teg ci buntu rawdu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daal ne soppe baa ngi ñaan ndigal ngir dugg ci këru soppeem dugg ci néegu soppeem ñëpp ña fa nekkoon dégg buntu bi mu dajjee ko mu daal ne kon ndigal wallahi mérite de présentation bi dëgg la yal na yàlla fay la Abibatu Mbow jërëjëf yal na yàlla fay la yal na yàlla bindal la tuyaaba sa xarit dëgg wala nit ku baax balaa koo xam da ngay nekk ci difficulté on connaît ses vrais amis que dans les moments difficiles waaye nag ami boo xamante ni Makka ngeen ànd ak Madina kooku mooy dëgg-dëgg ami yàlla ngeen yàgg ànd dem di ziar te dara taxul nga def ko du waa Madina du suufu Madina waaye ka tëdd ca Madina moom moo tax nga koy def mooy Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mooy wa kasratu shawqi fii luqiyaali sayidina min al alaamati habli zaaka zal umami yow mi nga xamante ni yaa moom mbindeef yi yaa moom xol yi te di ko doxal ni mu la neexee yow yàlla maa ngi lay ñaan nga saxal ma ci may bëgg di dajeeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent yàlla Muhammad moo wax ne man hajja walam yazurni faqad jafaani Seydina Muhammad nee na ñëpp xam nañu ñëpp ñi jàng ak ñi jàngul ñi dem Makka ak ñi demagul xam nañ ni dem ziyaari yonent bi bokk ci faratay aj bokk ci waaye Sénégal day ak waa France ak waa Londres ak waa Amérique kuy dem Makka looy wax ren kat damaa ko fas yéene ziyaara ji yonent yàlla Muhammad waajee bari bayre ren day damaa fas yéene ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te
pourtant soo xoolee juróom-ñaari farata yi aji ñeenti farata yi amul benn boo ciy gis dem ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour wan la doole yonent yàlla Muhammad te yonent yàlla Muhammad wax na ne képp koo xamante ni ñëw nga def sa aj te ñëwoo ziyaar si ma sama rawlu bi mu ne cof nga ma becce ngel nga ma wàcce nga sama daraja loolu xel nangu ko sax yow nan ngay mën a ñëwee ci kër jàmbur yeddu fa lekk fa naan fa dox fa say soxla ba mag te demoo ci borom kër gi ne ko asalaamaaleykum loolu dafa mën a nekk xel nangu ko loolu moo tax ñun waa Afrique surtout ñun waa Afrique nañ sant yàlla bu baax ndax kenn koo gis ci xeet yi ak peuple yi am nañu fu ñuy defee li ñuy wax armal waaye ñun alhamdulilah ñoo ngi armaloo ca Madinatul Munawwara ca biiru Ali wala abyaaru Ali boo ci wax baax ca waa jooju nga xamante ni moom la yàlla defal cër yëpp defal ko maqaama yëpp imaamul Busayri radiyallahu taala anhu wax na ko nee na waa ji nga xamante ni tëdd ga mu tëdd Madinatul Munawwara moo tax yàlla subhanahu wa taala yëkkati Madinatul Munawwara jox ko doole jooju jox ko cër boobu jox ko taal boobu sallallahu alayhi wa sallam nag dañuy wax ne li nga xamante ni moo tax doomu aadama di sopp doomu aadama wala muy sopp benn mbir nee nañu yii rek moo war a tax ñu sopp mbir wala ab nit yii rek ñu ne yàlla ñu ne taar dina tax ñu bëgg nit léeg-léeg nga gis nit bëggeewuñu ko lu dul taaram ñaareel ba ñu ne lan mooy tax ñuy sopp nit ñu ne xusnul xuluq mooy jikko ju rafet léeg-léeg nga gis nit nam war a rafetee sax rafetul noonu nam war a taaroowul noonu nam war a amee bayre amul bayre noonu waaye nag jikko yi macha allah rafet na loolu dina tax ñu sopp nit yàlla ci yàlla boole. ñetteel bi lii waral ñu sopp nit nee nañu mooy yaakaar l'espoir léeg-léeg nit di ko bëgg pourquoi parce que da nga am ci moom espoir parce que daf laa génne ci ay situation yu terrible parce que heure boo jaaxlee bu dee ñetti nit ngay xalaat moom mooy premier bi ngay njëkk a xalaat soo tiitee soo jaaxlee kooku espoir boobu nga am ci moom day dem ba jur li ñuy wax cofeel ak mbëggeel ñeenteel bi nga xamante ni mooy tax ñu sopp nit nee nañu mooy rafetal léeg-léeg nit defal la teraanga joo xamante ni waxuma la sax moom waaye ay doomam ak ay sëtam sax lu la defati nga jéggal leen parce que yaa ngi xool seen teraanga ndey ga seen mbaaxum ndey ga seen jëfum ndey ga seen mbaaxum maam ga loolu moo tax may wax ne nit yàgg naa lekk jën te xamul mool di ko napp tey jii di nga gis koo xamante ni moo ngi fii am teraanga ami million am lu nekk ñàkkul dara te pourtant doo xoolee ay yëngatoom ak ay coonoom tollul noonu loolu nag soo amee rek xamal ni maama ko liggéey démb wala ndey ko liggéey démb da ngay nekk jigéen yu baax di dimbali nit ñi ci koñ bi di leen wax yu baax di jàppale nit ñi di sarax taalibe yi di xool nit yàlla yi di dimbali daara yi teraanga yooyu moom la yàlla di jël di ko denc mën na ko jox sa doom wala teraanga ja xajul ca doom ja mu dencal ko sët ba wala xajul ca sët ba mu dencal ko sëtër ñi ba mooy ñi ngay gis da ngay toog rek ba caag gis leen ñu nekk millionnaire wala ñu xëy daal di nekk président par force tax nga xam ni ten du seen xam-xam du seen yitte du seen mën politique du seen mën wax du seen mën dara yàlla xëy jël jox leen ko wallahi ñoom ci seen bopp suñu wéete ci seen biir xol dinañ xam ni lii ñoom joxuñu ko seen bopp waaye am na leneen lu leen ko jox li ci ëpp nag mooy jëfi maam yu baax ya moo tax nit ku baax day def lu baax léeg-léeg ngay def lu baax loo xamante ni ñi koy jëriñoo du yow du say doom mais say sët la ak say sëtal ñi yàlla ñu yàlla xiir ci lu baax juróomeel bi lii wane lii waral cofeel ci doomu aadama juróomeel bi mooy relation tey jii di nga dugg sax ci ab bus wala métro nit làkk wolof rek cofeel dugg seen diggante kon yow langue bi moo leen doole léeg-léeg nga dem ci bërëb gis fa benn nit bu ñuul moom dong yow dong tu es obligé parce que seen couleur boobu moo leen boole da koy sopp léeg-léeg mën nga sax waxanteeg nit ay wax yu ñaaw jëfante moom jëf yu ñaaw ñu toog ba ci yàgg rek ñu découvrir daal ne ah pourtant yow ki ngay wax de sa doomu nijaay la
wala sa doomu bàjjen la wala moom de moog sa baay ak baayam wala sa maam ak maamam wala sa nijaay ak nijaay ñoo doon def nangam ci saa si nga daal di changé la nga séqoon moom ci lu ñaaw nga soppi ko def ko muy teraanga def ko muy cofeel nee nañu juróom yii mooy tax ñu sopp nit moo tax ñu sopp nit moo tax ñu sopp bërëb moo tax ñu sopp lu mu mënti doon juróom yii nag mooy taar bi ak jikko yu rafet yi ak yaakaar bu ñu lay yaakaar ak rafetal jëm ci doomu aadama yi ak relation juróom yëpp dafa dajale ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam juróom yëpp dajaloo na ci yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu njëkk bi mooy naan taar bu njëkk bi mooy taar adduna yëpp xam nañ ni Seydina Muhammad moo dàq ci kaw suuf waykat ba daf ko wax ne ko huudun wa yunusa min bahaaka tajammala wa jamaalu yuusufa min diyaai sanaaka huudun wa yunusa min bahaaka tajammala wa jamaalu yuusufa min diyaai sanaaka sallallahu alayhi wa sallam waa ji nee na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Huud yonent bu rafet la woon lool ba waa jamonoom di ko waxtaane Seydina Yunus yonent bu rafet la woon lool ba jamonoom di ko waxtaane waaye yonent bi dàq ci yonent yi ñuy tudd mooy Seydina Yuusuf mooy Joseph moo gën a rafet ci yonent yi waaye waa ji nee na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Huud moomu yonent yàlla Huud ak yonent yàlla Yunus ak yonent yàlla Yuusuf mi nga xamante ni mooy borom taar bu mag bi nga xamante ni histoire am ak jabaru buur ba yéen ñëpp jàng ngeen ko ci alquran dégg ngeen ko la mu xewoon ca ba mu leen joxee paaka ya ñu dagg seen loxo ya dégg ngeen ko ci jërëjëf yi Seydina Yuusufa moomee waa ji nee na ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Yuusufa taaram moom ko jëlee ci sa taar bi yow yonent yàlla Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Aïcha radiyallahu anha nee na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te kii soxnaam la ñeneen ñi mën nañoo wax taaru yonent bi ku mel ne Hassan ibn Thabit wax na taaru yonent bi ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen tàggkat yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom Kaab ibn Zuhayr ñoom ñëpp wax nañ ci taaru yonent yàlla Muhammad waaye nag Aïcha mii moo mën a wax ci taaru yonent bi ndax ñii du ñuy wax taaram ci li ñu gis rek la waaye Aïcha mooy soxna yonent bi kon mën na àgg foo xamante ni ci yonent bi ñoom ña ca des mënuñu fa àgg ci yonent bi moom moo toog jàkkaarloog Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko xool di ko xool di ko xool di ko xool ba càgg mu ne ko waa ji yaa rafet soxna saay wax lii borom këram ne ko wallaahi yaa rafet ne ko yaa rafet yaa dàq ñëpp waxuma la ko parce que dama laa nopp waxuma la ko parce que yaay sama borom kër mais góor ñëpp yaa ci dàq wa ajmalu minka lam tara qattu ayni wa afdala minka lam talid nisaa mu ne ko pourquoi mu ne ko parce que xuliqta mubarra'an min kulli aybin ka annaka qad xuliqta kama tashaa'u ndeysaan ndeysaan dégg li Aïcha wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Aïcha nee na yonent bi ku mel ni yow yàlla xéewalatul benn bët ci aw kaw suuf benn bët mu mën a gis ku la dàq yow Seydina Muhammad mu ne ko yàlla mënatul jox ci kaw suuf benn jigéen mu sukk jur ku mel ni yow yonent yàlla Muhammad jigéen mënatul jur ku mel ni yow waaye bët mënatul tegu ci jëmm ju la dàq Aïcha ne ko man daal su ma xoolee ba xool dafa mel ni yàlla bi mu lay bind yow Muhammad yaa nga fa yow dafa mel ni yàlla bi mu lay bind yaa nga fa xam nga léeg-léeg mën ngaa dem fii ci bërëb yi yow sa xam-xam bi mu yem mooy essayer nga dugg ci xaw nañu joxe bi ñuy essayer lu mu tudd cabine d'essayage nga dugg essayer foofu la yem te dooy essayer sax weñ yañ ko dencee du dañ mesure de sécurité du dañ de pour wane leen moomoo ko waaye am na koo xamante ni moom du essayer lu muy ñëw sur mesure xam ngeen sur mesure mooy dem ci tailleur bi kee moom moo ngi jëndee ab costume am 150 euros yow nga jëndee 1500 euros bokkul de 150 ak 1500 sore na de pourquoi parce que
kee dafa dem rek jënd essayé rek la ci am su génnee te dindiwul yëf yëf su di génnee te fay dañ koy jàpp waaye yow da ngaa dem ci tailleur bi ne ko chemise bi nii laa ko bëggee damaa bëgg mu serré wala damaa bëgg mu yaatu loxo yi nii laa ko bëggee bouton yi nangam laa ci bëgg tubéy ji damaa bëgg mu mel nii ak naa ak na ca des doublure bi nii laa ko bëggee mu mel nga wax ko say détails yëpp te loolu da koy appliquer à la lettre soo ñëwee yi nga waxoon defu ci benn moo am problème Aïcha nee na yeneen mbindeef yëpp fëgg jaay la ñu dem jënd ji yeneen mbindeef yëpp fëgg jaay lañu yow nag yow rek yaay sur mesure yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ko dafa mel ni bi la yàlla di bind yàlla dafa teg mangasinu cër yi nee na mu wax la ne la Muhammad nee na ko la béykat mun la demal tànn bopp bi dàq ci bopp yi nga indi bopp bi dàq nga teg mu ne la wëral ci milliards baat yi nekk fii xoolal baat bi dàq ci baat yi yéen Yàlla Muhammad dem tànn baat bi dàq ci baat yëpp mu ne ko seetal dënn bi dàq ci dënn yëpp ay saa wax ak moom de xam nga ni kii bëgg na yéen Yàlla Muhammad de waaye gënuñu koo bëgg de mu ne ko seetal loxo yi dàq ci loxo yi mu dem seet loxo yi dàq ci loxo yi mu seet biir bi dàq ci biir yi mu indi biir bi dàq ci biir yi mu indi tànk yi dàq ci tànk yi mu indi tànk yi dàq ci tànk yi Aïcha nee na ko man daal su ma xoolee ba xool nga annaka xad xuliqta kama tashaa'u yow yaa doon joxe ay directives pour ñu bindee la ni nga mel nii. loolu moo tax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn nit yàlla bu ñuy wax Uwaysul Qarani nee na maa ra'aytu min rasulillahi illa zillahu gisoo leen ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul takk ndeeram gisoo leen ci yéen ci yàlla Muhammad lu dul takk ndeeram gis nga loolu moo tax keroog bi mu demee Isra wal Mi'raj ci asamaan ya ba mu demee ba ca bureau yàlla ba yéen ci yàlla Muhammad dafa gis benn kees boobu di génne xet gu neex leer di ca génn Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di xool kees ga gis ca benn mbindeef boo xamante ni taar ba mu nekk ca moom kenn xamul nu mu mel yàlla yéen ci yàlla Muhammad daal ne yàlla subhanahu wa taala nekk te kon bind nga keneen ku ma dàq dégg ngeen wax jee mu ne ko dafa mel ni kon yow yàlla bind nga keneen ku ma dàq Seydina Muhammad ne yàlla déedéet yàlla ne ko déedéet kii tëdd nii ci biir kees gii mooy yow mu ne ko kii tëdd ci biir kees gii mooy yow mii di wax ak man nag yaay takk ndeeru kii dégg ngeen wax jee waaw mu ne ko yéen ci yàlla Muhammad dama ne Seydina Muhammad keroog bi mu defee Isra wal Mi'raj mooy le voyage nocturne dama ne dafa gis kees bu rafet ci biir bureau yàlla mu gis fa mbindeef moo xamante ni taaram kenn mënu ko expliquer mu ne sang bi yow kon yow da ngaa bind keneen ku ma dàq mu ne yàlla ndax da ngaa bind keneen ku ma dàq yàlla ne ko déedéet bindu ma keneen ku la dàq mu ne ko waaju rafet kii nga gis mu tëdd nii mu ne ko kii yow la kii yow la mu ne ko yow mii di wax ak man nag yow mii waa Màkka di waxal ak waa Madina mu ne ko yaay takk ndeer waa ji tëdd fii loolu moo tax nit yàlla boobu ñuy wax Uwaysul Qarani ne maa ra'aytum min rasulillahi illa zillahu gisoo leen ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu dul takk ndeeram kon dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam balañ koo xam ëllëg ñu dajeeg yàlla subhanahu wa taala ñaareel bi ma waxoon ci yii waral ñuy sopp doomu aadama mooy jikko ju rafet ñëpp xam nañ ni alquran ba alquran def xaraf bu ci nekk yàlla moo ngi màggal yonent yàlla Muhammad moo ngi yëkkati darajaam moo ngi koy jox ay cër di ko tappal ay garaat waaye wax ji nga xamante ni moo gën a am relation ak taqneeram boobu ak jikko bu tedd yi yàlla daf ko ci suuratu nuur wal qalam wa innaka la ala xuluqin azimin ne ko daal yow jikko yu tedd yëpp yaa ko dajale ci yow loolu moo tax moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne innama bu'ithtu li utammima makaarimal axlaaq yàlla daal daf maa yebal ngir jikko yu rafet yi nekk ci man ma mën koo wàll waa jamono mën koo wàll génération yi fi nekk ak génération yi ñëw kon bu dee jikko ju rafet mooy tax ñu sopp doomu aadama Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mérite bépp cofeel ndax mooy jëmmi jikko yu rafet
képp koo xamante ni jikko woo nga jikko yonent yàlla Muhammad sa jikko rafet na waaye ku jikko woowul jikko yonent yàlla Muhammad noo mënti mel koo mënti mel foo mënti bokk loo mënti xam loo mënti def ci lu baax tamit yàlla gisu ko. ñetteel bi mooy yaakaar. yaakaar nee nañu mooy indi cofeel waaye soo xoolee ba xool yaakaaru yaakaar yëpp mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax koo xamante ni su ëllëgee yawmal qiyaama yeneen yi li ñuy baax baax ñoom ñëpp kenn ku ci nekk day jooy di wax naan nafsi 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 sama bopp sama bopp sama bopp moom Seydina Muhammad moom dong sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy dégg ci déggu bés penc ma muy dëndam fa di riir mu naan ummati 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 sama xeet wi sama xeet wi sama xeet wi. kon yaakaaru yaakaar yi ki nga xamante ni ñoom yeneen yi suñu jaaxlee ba amatuñ fu ñu jëm suñu tiitee ba amatuñ fu ñu jëm su leen yàlla subhanahu wa taala woowee tàgg leen malaayika yi wër jinne yi wër nit ñi malaayika yi wër jinne yi kenn mënatul dem kenn mënatul rëcc su boobaa kenn du fa yaakaar ku dul bàyyi Fatima muy Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. kon mooy yaakaar bu dee loolu moom lañu yaakaar fii ci àdduna war ko yaakaar ëllëg bu dee yaakaar moom mooy joxe cofeel mooy source cofeel kon yonent Yàlla Muhammad moom mérité cofeel yëpp. bi ci des mooy lan ñeenteel bi mooy rafetal bienfaisance jëmi ci doomu aadama yi. waaye ki rafetal jëm ci ñëpp mooy Seydina Muhammad rafetal ci sunu ruuy rafetal ci sunu bakkan yi rafetal ci sunu xalaat yi rafetal ci sunu xol yi rafetal ci sunu lépp wallahi wallahi jaxasoo lu amul doo xam sa valeur. am na ñu bëri ñoo ngi découvrir valeuru l'islam valeuru Seydina Muhammad bi ñu ñëwee Europe ba jaxasoog yeneen culture yi jaxasoog yeneen xam-xam yi jaxasoog yeneen jëf yi jaxasoog yeneen xalaat yi jaxasoog yeneen ethnie yi jaxasoog yeneen tribu yi yow ci ngay comprendre ne ndekete yow lii def sa différence ak keneen Seydina Muhammad rek la sallallahu alayhi wa sallam. parce que am nga loo xamante ni mënoo koo wax ragal nga koo wax ruus nga koo wax jomb nga koo wax mënoo koo def xalaatoo koo def te loolu li ko waral mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo la yar ci ay jikko yu tedd jikko yu rafet jikko yu baax ba nga découvrir ne ndekete yow doomu aadama yàlla nga ko yàlla fayal. bu dee loolu la kon ki gën a mérité cofeel ci kaw suuf mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. juróomeel bi nga xamante ni mooy source cofeel moom la ñuy wax al alaqa mooy relation. waaye soo xoolee ba xool da ngay gis ne yonent Yàlla Muhammad ca 6e siècle la woon waaye relation bi ñu am ak moom relation bu dëgër la. pourquoi. waaw bismillah jërëjëf moom waaye soo xoolee 6e siècle loolu 570 la yonent bi ñëw ci kaw suuf 570 6e siècle ah waaye ñoo ngi nii fii ci 2016 ci tudd yonent Yàlla Muhammad am na kon lu ñu lii ak yonent Yàlla Muhammad léegi nii am na ñu ci bëri julli nañ timis julli nañ gée am na ñoo xamante ni julli nañ tisbaar julli nañ suba bi ñuy waaj a julli lu ñu wax allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ñoo ngi tudd yonent bi kon dañoo am relation ak yonent bi sooy taaya sooy julli looy wax attahiyatu azzakiyatu at-tayyibatu salawatu lillah loo koy teg assalaamu alayka assalaamu alayka yow Seydina Muhammad maa ngi lay nuyu déggal waay yow yonent Yàlla Muhammad maa ngi lay nuyu maa ngi lay ñaanal jàmm assalaam ci biir julli gi te julli gi yàllaa ko moom bi mais da ngay wax assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu gis nga wa rahmatullahi wa barakatuhu assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin loo tey teg ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu loo tey teg allahumma salli ala sayyidina muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
ci biir julli gi da ngay tudd Seydina Muhammad. Donc il y a une relation entre nous et le prophète. waaw sooy tudd doom looy def tudd doom looy def imam bi sëriñ bi lu muy def day nodd fii ci nopp ndeyjoor bi nodd ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah moom lay nodd fii nopp càmmoñ bi lu mu ciy def day liqaam allahu akbar qad qaamat salaatu ba mu jeex lu mu cee wax ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah xutba bala moo jeex ñu julli ci Seydina Muhammad suñuy jubale ay nit julli ci Seydina Muhammad sëy balañ koo takk ñu julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xamante ni ñoo ngi koy def dañ ciy boole Seydina Muhammad. Donc on a une relation très profonde et très sûre bu ñu am ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. te loolu relation zahir bi la mooy sunu làmmiñ ñi ak sunu wax yi waaye ci baatin soo demee ci xaqiqa da ngay découvrir une relation intrinsèque bu ñu am ak Seydina Muhammad. doomu aadama dañuy wax ADN mais ADN pire mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ADN pire mooy Seydina Muhammad ndax ADN mooy Adam rek mooy Adam alayhi salaam moom lañ tënkoon di ko jéem a laqatoo noonu. te Adam ci boppam Seydina Muhammad la wa nuuril akwaani mutakawwinati al aadami saahibil haqqi rabbaani ca biir Jawharatul Kamal. leer gi Adama xoolal ñu bëri dañuy wax naan mooy baayu mindeef yi waaye kii baayu mindeef yi mooy Seydina Muhammad ndax Adama moom ci boppam ñu ngi ko bindee ci leeru Seydina Muhammad keroog ba Adama defee la mu def ci biir aljanna ba sama borom war koo jéggal. ma ne Adama dafa wax ne yàlla maa ngi lay ñaan nga jéggal ma ci barke waa ji ma gis turam Muhammadu Rasulullah yàlla ne ko yow foo xamee Muhammad xam nga boobu Muhammad yàlla wàcceew ko il y a eu 124 000 prophètes 313 envoyés 25 dans le Coran juróom ëpp ci doole mooy ulul azmi ñoom ñii ñëpp ba ci Seydina Isa yàlla wàcce bindeeku leen dafa leen di wàcce Adama ne yàlla baal ma ci turu waa ji ah yàlla ne ko waaye foo xamee Muhammad Adama ne ko xamuma ko waaye damaa gis aljana ji ma nekk buntu nekk bu ci nekk ñoo ngi ci bind laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah lekkukaay yi réfectoire yi bu ci nekk buntu ba ñoo ngi ci bind laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah mu ne ko taabil yëpp ñu ngi ci bind laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mu ne ko xool naa kaas yi yëpp ñu ngi ci bind laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mu ne ko xool naa kuddu aljana yi yëpp ñu ngi ci bind laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mu ne ko fi ngeen recevoir sa jaam yi di leen jox ay cër ñu ngi ci bind laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mu ne ko gis naa aljanna garab yi ak lépp ñu ngi ci bind laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mu ne ko man ma réfléchir daal di xam ni yow yàlla sa turu màgg wii di laa ilaha illallah koo jël def ci wetam rek kooku fonk nga ko déggal waay mu ne ko ma xam ni yàlla Adama ne yàlla li tax man la baal ma ci barke tur Muhammad mii mu ne ko damaa gis sa tur wi mu fees fépp te sa tur wi heure bu ma ko gisee rek am na beneen tur bu nekk ci wet ga mooy Muhammadu Rasulullah mu ne ko loolu moo tax ma xam ni yow da ngaa fonk waa ji muy Muhammadu Rasulullah mu ne ko kon baal ma ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko jéggal naa la daal di koy la mu war a wax mooy rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin sama borom nee na ba Adama waxee loolu ma ne ko jéggal naa la baal naa la ñun ñëpp yal nañu yàlla boole baal yal nañu yàlla boole jéggal loolu moo tax waa ji daan ne taaxara ba'dan wa huwa fadlan muqaddamu min an-najmi ahda bal min al-ghaythi akramu min al-abi ahna bal min al-ummi arhamu kooku mooy kan mu ne mooy jalilun jamilun fi l-qulubi mu'azzamu bihi al-ardu tashu wal bariyatu tabhaju sallallahu alayhi wa sallam mu ne kat waa ji mujjee ñëw ci yonent yi Muhammad la tudd waaye kat ci ngëneel mooy seen kilifa ñoom ñëpp mooy kilifa Adama di kilifa Isa di kilifa Yusufa di kilifa Yunusa di kilifa Musa di kilifa bépp yonent bu mos a jiitu ñoom ñëpp seen sang di seen kilifa di seen ki nga xamante ni moom la ñu bëgg sopp ko di ko màggal di ko jox cër mooy Seydina
Seydina Muhammad loolu moo tax imam Busiri wax ne lam tazal fi damaa'iri l-kawni tuxtaaru laka l-ummahaatu wal aabaa'u maa madat fatratum min ar-rusuli illaa basharat qawmaha bika al-anbiyaa'u tatabaaha bika al-usuuru wa tasmu bika alyaa'u ba'daha alyaa'u imam Busiri nee na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko amul benn yonent bu mus a wàcc ci suuf lu dul laataa muy dem wax na waa këram ne leen maa ngi leen di wax ne man yonentub yàlla laa waaye le vrai prophète ki nga xamante ni mooy le prophète l'ultime prophète Muhammad la tudd dina ñëw ci mujj jamono. Moussa wax na ko Aïssa wax na ko Yunus wax na ko Yusufa wax na ko Seydina Ibrahima wax na ko Seydina Nuux wax na ko Seydina Ibrahima Seydina Zulkifli wax na ko Seydina Yahya wax na ko Seydina Zakaria wax na ko yonent boo xalaat rek bu sa tur bu sa xel dem rek xamal ni mus naa wax ne ay waa këram ne leen def leen attention man damaa ñëw rek comme intermédiaire damaa ñëw comme précurseur waaye le vrai messager d'Allah c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax waa imam Busiri ne ko yow yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lam tazal fi damaa'iril kawni tuxtaaru laka l-ummahaat wal aabaa'u amul benn siècle amul benn 50 ans amul benn décennie bu am lu dul siècle boobu góor gu fa gën ak jigéen di fa gën ñoom ñaar la yàlla di boole ñu nekk maamu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg nga li ma bëgg a wax téeméeri at yu nekk 50 ans yu nekk décennie bu nekk at mu ci nekk góor gu ci gën ak jigéen ji ci gën ñoom la yàlla di désigné ñu nekk maamu yonent bi ndax yàlla dafa bëgg su ëllëgee du Muhammad taxawee di woote l'islam kenn du ko wax ne ko samaam nangam samaamaat nangam samaama fi defoon nangam ñoom ñëpp karimun min karimin abaa'uhu kuramaa'u ñoom ñëpp seen baay yëpp ñu tedd lañ ñu sell lañ ñu wéetal yàlla lañ mus ñoo si jotul xërëm mus ñoo fooyee lu yàlla bëggul mus ñoo def lu yàlla bëggul wax naa leen sax ne leen am na benn maamam bu ñuy wax Ilias keroog bi nga xamante ni ñëw na di def lii Adja Soxna Sall defe woon mooy aj ga Ilias ba mu ñëwee di wër Kaaba gi dafa dégg ci ndiggam koo xamante ni moo ngi naan labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wanni'mata laka wal mulk la sharika lak labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wanni'mata laka wal mulk la sharika lak labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wanni'mata wal mulk la sharika lak nee na ñëpp ñi nekkoon ci aj boobu ñoo ngi dégg ci ndiggu Seydina Ilias maam la ci yonent bi ñuy dégg ku ci ndigg li kuy wax lii may wax ndekete kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ci ndigg yu sell ak biir yu tedd la ko yàlla di yàgg di toxal baay bu tedd ndey ju tedd leer ga dem su ñooñu faatoo leer ga tuxu ba mu dox di dox ba ca Hashim ba ca Abdou Manaf ba mu àgg ci kii nga xamante ne mooy Abdullahi ak Amina ñi nga xamante ni ñooy ñaari way juróom yu tedd yàlla fayal ñu leen loolu moo tax Busiri radiyallahu anhu wax ne waxuma la sax ndey yu baax yi ak baay yu baax yi maam yu baax yi ak nijaay yu baax yi ak bàjjen yu baax yi waaye nee na tatabaha bika al-usulu wa tasmu bika aliyaa'u ba'daha aliyaa'u imaamu Busiri nee na 2016 fu mu toll day mbëllee 2017 ne ko waaye yow loo may mbëllee loo may xoolee loo may yabee 2016 ne ko man maa la gën a jege rasulullah déggal waay 2016 day puukarewu ci kaw 2017 naan ko yow 2017 nang ma respecté nang ma jox cër du ma sa morom nang ma jox cër 2017 ne ko yow maa la ëpp yow 16 nga man 17 la mu ne ko waaye man 2016 maa la gën a jege Seydina Muhammad kon ku la gën a jege Seydina Muhammad moo la gën ku la gën a bëgg Seydina Muhammad moo la gën ku la gën a sopp Seydina Muhammad moo la gën ku la gën a royam ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo la gën kon imaamul Busiri radiyallahu taala anhu loolu la wax nee na soo demee ba nga xamante ni Madinatul Munawwara sax wuute naa beneen suuf bu dul suuf Madina nee na waa jëfa dëdd la nee na amul benn suuf boo xamante ni ci kaw suuf mu ne ñeme naa sax rakkaaju bay xalaata dëkkale boppam ak Madinatul Munawwara parce que tilkal madinatu laa aqulu siwaha baladun bihi kullu fadailu jummiat tilkal madinatu laa aqulu siwaha mu ne kat dëkk la boo xamante ni yàlla jël na teraangaam yëpp teraanga tey ak teraanga ëllëg yëpp yàlla denc na ko ci biir Madinatu Munawwara te loolu junj la moom la sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu waaju baax joo nga xamante ni moom la ñuy waaj a feete màggalam
waa ji sopp yonent Yàlla Muhammad jooju nga xamante ni daa jeex ci moom tàkk loolu la wax nee na raamal wara nayla fadlin musri'ina lahu wal fadlu inda rasulillahi qaraaru lil Mustafa xayri xalqillahi manzilatun law wujjihat naxwaha kulla alwara xaaru lil kulli min jumlati al-axyaari martabatun lakinnama Ahmad al-Muxtaari muxtaaru maam Sëñ Tuubaa moo wax li Seydina Muhammad de nee na raamal wara nee na mbindeef yëpp ñoo ngay daw raamal wara mbindeef yàlla yi ñu dul nit ñu dul képp ku dul yàlla rek nee na yaa ngay wër di daw di sonn di ay yitte ñu ne waaw loo bëgg mu ne ngëneel laa bëgg loo bëgg xéewal laa bëgg loo bëgg teraanga laa bëgg loo bëgg damaa bëgg a yëkkatiku loo bëgg bayre laa bëgg loo bëgg fajug aajo laa bëgg loo bëgg njaboot laa bëgg loo bëgg ci en général mu ne man daal mbaax laa bëgg ci àdduna ak àllaaxira maam Sëñ Tuubaa nee na bulut mbaax bulut alal bulut bayre bulut mbooloo bulut xam-xam bulut daraja mu ne yii ngay wër yëpp ñoom dajaloo nañu dem ci Seydina Muhammad ca Madina toog fa mu ne bu dee nit nga waratoo leen lijjanti ñoom demal ca bërëb ba nga dem toog fa wala fi nee nañ wiiri jaari ndaari bu dee nit nga ne ko yeew demal ndaari toog bu dee ndaari am na wala boog wiiri jaari ndaari wiiri jaari ndaari man Amadou Ndiaye damay dem ndaari dem toog fa ndaari laay dem toog comme wiiri jaari ndaari maam Sëñ Tuubaa nag nee na Seydina Muhammad mooy ndaari foo mën ci wër loo mën ci wër nee na da ngay mujj a teeree ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na laa taxisu ibna Abdallahi bil fudala pourquoi parce que innal kawaakiba yuxfiha sinimaaru mu ne sooy lim ñu baax ñi maam Sëñ Tuubaa nee na sooy lim ñu baax ñi sooy lim ñu yiw ñi mu ne bu ci boole Seydina Muhammad nee na ndax moom hors catégorie la hors classe la bokkul ci lim bi da ngay wax ne Muhammad a ngi nii teg ko fee ba noppi soog a commencé ne 1 2 3 ñu ne la waa ji bokkul ci lim bi nga ne déedéet moom il est singulier il est particulier bokkul ci lim bi bokkul ci calcul bi doomu Abdoulaye jooju bu leen ko boole ci lim bi ndax moom day lépp li sama borom bëggoon ci lu baax ak teraanga ak xéewal moom ko jël dëggal ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax képp koo xamante ni yàlla subhanahu wa taala nar na laa defal teraanga nar na laa ubbi nar na laa jox xéewal nar na laa yëkkati dina la boole ci ñi nga xamante ni dañoo sopp yëpp ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dañ ko bëgg dañ ko topp di bëgg a dem Madina di bëgg a sax ci Medina di bëgg a julli ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam muy seen yokkute ci àdduna ak ci àllaaxira yàlla nañ ko yàlla defal bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam su ko defee fa tabarakallahu xam nañ ni toogaay bi yàgg na te suñu yéene rek lañ doon feeñal macha allah mënoon nañoo jël juróomi minute joxe micro bi waaye nag dafa am lu sunu maam Alaaji Mouhamed Ndieguene daan wax ne nit ku nekk da ngay xam li nga moom li nga bokk ak liñ la boole soo ko bañee am gàcc ci àdduna nee na bàyyi moo ko daan wax ne ko moo saxiir mu ne ko la béykat mu ne ko soo bëggee dund ba faatu te doo am gàcce mu ne ko xàmmeel ñett yi xàmmeel li nga moom li nga bokk ak liñ la boole mu ne ko li nga moom lu la neex defal mu ne dof rek moo lay wax lu tax mu ne ko li nga bokk su ñëpp jàppee jàppal su ñëpp bàyyee bàyyi liñ la boole nee na kala ca boole fam la yem loo yem fa mu ne ko ñett yi soo ko xàmmee di nga dund ba faat doo am gàcce sama maam dund na 107 ans téeméer ak juróom-ñaar nee na alhamdulilahi rabbil alamin topp gi ma toppoon seen kàddu maam boobu moom ma dimbali ba tey jii mosuma am gàcce sama dund kon nag tabaarakallaahu tey jii bis la boo xamante ni ñoo ko moom ndax Adja soxna macha allah yàlla rek moo ko mën a fay ñun wóllare rek moo ñu fi indi xaritoo rek moo ñu fi indi mbaax rek moo ñu fi indi yàlla seede la loolu. Adja soxna Adja Anta Touré la xamanteel Adja Anta Touré la xamanteel. foofu laa doon jëm si nag foofu ma daaneel la foofu laa doon jëm si. waaw ma daaneel bari ma daaneel. Adja soxna Adja Anta Touré la xamanteel waaye xamante ngir yàlla xamante ngir jëmmi yàlla dafa am solo te sell te baax ndax relation boo xamante ni source am yàlla la du tari mukk du jeex mukk day sax ba faw c'est une relation indétrônable kenn mënu ko dindi. Adja Anta moo xamante ak Adja soxna ñu xaritoo ngir jëmmi yàlla du intérêt du dara du puukare du dara relation boobu moo dox ba yàlla def man mii ma jël doomu Adja Anta muy sunu soxna waaye relation boobu moo dox ba tey jii
rakku Adja Anta Adja Daba Touré doomam di taawam di ama way nii daal di jël doomu Adja Soxna te wala fi nee nañu su deret jaxasoo rek xas na jeex kon tey jii nous sommes liés à jamais parce que sunu deret yi moo jaxasoo kon relation bu dëgër la yàlla na ko yàlla gën a dëgëral lu nekk ci lu baax sétt nañ ko Adja Anta dama ne moo xamanteeg Adja Soxna Sall ñun ñu am te soxna loolu laay firi loolu mooy lan bi yàlla dogalee loolu sunu baay alxaaji Muniru Njëgeen Adja Anta dafa présenté Adja Soxna sëñ Muniru Adja Soxna ñëpp xam nañ ko ci bëgg nit ku baax bëgg nit yàlla bëgg nitu diine bëgg nit rek en général mu jaxasoog sëñ Muniru jaxasoo boo xamante ni tey jii soo ñëwoon fii fi muy dal ak Adja Soxna da nga naan ñii dañoo xamante pendant 30 ans soo ñëwee kër Maam Alaaji nga fekk Adja Soxna ci kanamu sëñ Muniru da nga naan ñii xanaa ay doomi bàjjen lañu te dara warulu ko lu dul mbaaxu Adja Soxna teraanga bu nekk defal na ko sëriñ bi orma bu nekk defal na ko sëriñ bi daf maa woo dama ko wax ne xew-xew bi yëgal ko mu ne ma loo gàtt yow affaire diine nga fay wax yëf yi diine ay yëf yonent beeg yooyu waaye soo paree ci li ngay wax na nga ma gërëmal Adja Soxna Sall teraanga bu nekk defal nañu ko ren jii passé yéen ñi nekk France ñëpp wala ñi nekk Sénégal ñëpp gis nañu yére yi nga xamante ni moom laa laaj mu yëru gàmmoo sëñ Muniru indi nañu lépp ñaar fukki mbubb yu jóge yëpp fii ci ay Europe ak yu demee noonu waaye bi mbubbu Adja Soxna Sall bi ñëwee dafa woo sama grand frère moom la woo ne ko demal ci sama tailleur bii bu leen koy yóbbu ci ñeneen ñëpp yóbbu leen ko ci sama tailleur personnel mu ñëw ko bisu gàmmu gi moom laay sol moom laay demee ca tànt ba monde bi yëpp gis nañ ko te ba mu ko yónnee yamul ci yére ba daf caa boole enveloppe boo xamante ni mën naa ñëw fukki mbubb boole ko kàddu yu rafet Adja Anta ànd ak soxna ñaaña génn ànd ak soxna Daba Touré ànd ak waa Touré yëpp ànd ak waa Taax Tew yëpp ñu ñëw indi teranga ji ba mu ñëwee sëñ Muniru woo ma ne ma woon njaboot gi yëpp nañ ñëw fekke ko ñu seede ko xam li Adja Soxna Sall def kon yàlla na yàlla fayal ñu ko sëñ Muniru nee na moo ngi lay gërëm moo ngi lay ñaanal moo ngi lay barkeelal say njaboot incha allah heure bu ñëwee fii ren na ci mujj ba sànq dafa am benn mbokk mu baax bu ma doon yëgal ne ko damay dem charte dafa am benn jigéen bu baax buy defal Alaaji Muniru teranga moom la ñuy defal nganale mu ne ma baadu borom reer bu rëy ba wallaay loolu la ma wax mu ne ma baadu borom reer bu rëy ba ma ne ko borom reer bu rëy ba la lu mat fukki bool indi na ko teranga bu nekk keroog waa Sergi yëpp ca lañ xewul ña nekk ña sori sama rakk papa yi ku mel ni Adja Astu Seen mu baax mi nga xamante ni rek la ci Alaaji Muniru di xaritam di wëllëreem di léppam bi ma démb dem naa ca palaasam ci au service lu baax lu nekk wax na ko ci Adja Soxna Sall te pourtant ñoom gisanteeguñu dañ par correspondance rek la ñuy jokkoo par téléphone rek te lan moo waral loolu parce que orma bi mu am ci Alaaji Muniru respect bi mu am ci moom ak cofet bi mu am ci moom moo tax njabootu Alaaji Muniru yëpp ñi nekk fii ci France ak ñi nekk te Sénégal ñëpp di bàyyi xel Adja Soxna Sall yàlla yàlla fay ko yàlla yàlla dooli suturaam yàlla yàlla dooli teraangam yàlla yàlla barkeelal ko te ñaan googu ko Alaaji Muniru di ñaanal de sëñ bi de wax na ma ne moom ci ñaanalaale waa Chartres yëpp nee na yàlla boo leen des ginnaaw yàlla yàlla faj seen aajo yëpp di ñaanal borom këram ndax kat tabaarakallaahu peccum gone du neexee ndey jaa jàpp ca wagg ya tabaarakallaahu borom këram de sëñ Fall kenn gënu ko tabaarakallaahu yiw rek tedd rek du wax dara du def dara moo ngi toog rek soo ñëwee muy ree di kaf di tibb di joxe mooy duy setale mooy joxe kafe ya mooy séddale ataaya te am nay doom yu mag ñun ñi sax ay doomam lañu suñu waxee ñu def waaye mbaaxam moo tax muy def loolu yàlla na ko yàlla fay ñaanu Alaaji Mouhamed Ndieguene gi ñuy def 14 août bu nekk fii ci grande mosquée de Paris Chartres gis ngeen ni mu soree day ànd ak njabootam yëpp def seen oto ñoo fay njëkk te ñoo fay mujj lu ñu am ci alal ak teraanga def ca Adja Soxna Sall il faut que nit ñi ñëwal la gis nga doomu aadama yi kenn moomu leen nit ñi kenn moomu leen am na ñoo xamante ni soo ko dundee nit ñi duñ la wax dara de waaye soo xewlee ñu bàyyi la fa parce que fii dafa xat nit ñi dañoo ami soxla samedi yii nit ñi ci la ñuy profité nekk ak seen i soxla nekk ak seen i njaboot mën a dem seen i course kon su nit ñi bàyyee seen i yitte ci suuf ba tey am na loo xamante ni yaa ko jënd moo tax yàlla fayee la ko loolu mooy lan même Adja Anta Touré
même ña nekk ca Paris ku fa xewle gàmmu ku fa xewle cant ku fa xewle màggal ku fa xewle lépp lu baax lii sart di sori noonu ngay taxañee ànd ak say xarit ànd ak say soppe ànd ak ña nga am jël say teraanga lu mu tuuti lu mu bëri soo ñëwee dimbali leen ko kon nag bis bu rafetee nii mérité nga ko ci biir charte mérité nga ko ci biir Paris te ku ñëw fii xam ne fii ay nit ñu baax ñoo fi ñëw nit ñu riche ñoo fi ñëw nit ñu civilisé ñoo fi ñëw nit ñu correct ñoo fi ñëw nit ñu am diine ñoo fi ñëw kon yàlla fay leen yéen ñëpp tabaarakallahu adduna yëpp lii rek la rafetal jëm ci jaamu yàlla yi wax lu baax def lu baax yéene lu baax te sax ca tey ànd ak yu baax loolu ku ci sax incha allah sa adduna dina baax sa àllaaxira dina baax tabaarakallahu suñu goro tamit moo ngi gërëm bu baax Adja soxna muy Adja Anta seen diggante tabaarakallahu diggante bu metti la ndax duy jël kàddu commencé jooy kii su jëlee kàddu commencé jooy moo tax ñoom kenn mënul expliquer yal na yàlla yàggal ànd bi wóolu na yëpp ak sorte yëpp yal na yàlla fay leen barke alquran ñoo ngi jégalu ñëpp di leen wax tamit ne leen tabaarakallahu bi ñuy ñëw gis ngeen sunu soppe bi nga xamante ni yàlla moo ñu dajale fii ci kër gi muy Serigne Cheikh Diane Sarr nekk ca Mbour tabaarakallahu moom la ñu àndal ñëw yàlla ñu boole moom tabaarakallahu kii toog ñii ci sama càmmoñ moom la ñuy wax Thierno Mbaj lépp lu ñuy organiser fii mu bokk ci Njëgëneen bokk Kano Alaaji Mouhamed Njëgën moom mii mooy coordonnateur journée Alaaji Mouhamed Njëgën bi ñuy def 14 août bu nekk moo koy coordonné mooy defar lépp loolu moo tax tabaarakallahu mu ànd ak man ngir wéttali si ma amoon na ci ay xew-xew yu mu waroon dem waaye ba ma ko waxee ne ko fii la wax ko Adja soxna ni mu baaxee dana ma lépp lu ma jàppoon bàyyi naa ko moo wuti oto def ci essence ñëw ca kër ga jël si ma dem ca 12e daal di ànd ak ñu ñëw tabaarakallahu kon nag yàlla ko yàlla fay ñoo ngi ànd ak tamit kii di filmé nii ndax nganale gi moo ngi en direct ci monde bi yëpp monde bi yëpp moo koy seetaan monde bi yëpp wallahi waaw loo juróom fukki junni ji da koy seetaan loolu c'est sûr monde bi yëpp moo koy seetaan mérité nga ko sa mbaax dafa war a siiw dama ànd ak mucc insha allah yàlla ko yàlla def kii di filmé nii mooy sëñ Assane Dieng tabaarakallahu fi mu ne nii ci kaw suuf sama taalibe maam yi dund bàyyi moo ci mag daanaka am na téeméeri at sama taalibe maam yi yëpp daanaka faatu nañu bàyyam moo ci des ci kaw suuf yàlla ko yàlla may gudd fan wala yu bu mag la moo ngi foofu ci géejawaay waaw wala yu bu mag la nit yàlla la dafa laqatu nag feeñalu dara laqatu rek mooy bàyyam moo ngi ñoo ngi koy wax alxaaji Haaruna Dieng wala yu bu mag la waaw dafay laqatu njabootum yu bëri yi fii tabarakallahu moom it démb ci guddi laa ko wax yëf yi mu daw ñëw te dafa fanaan biig ci gàmmu bi comme ñoom Adja Oumy yi ak Adja ak ñoom ñëpp am na ñu bëri ñu toog fii seen boori nelaw yaa ngi leen di xaar waaye su Adja soxnaa leen ko jaral ki ci toog nii ki ci topp nii Babacar Touré la tudd moom dëkkandoo la ci Adja Anta moo ngi dëkk ca ruq boobu ca taaxi kaw wax naa leen ne taax kaw ñëpp may dem aljana waaye ruq Touré ñooy njëkk a dugg moom waaw loolu maa ngi ñaan yàlla ba yàlla na ma ko ñoom ñooy njëkk a dugg incha allah kii foofu la dëkk nag moom gis nga moom moo tax nitu aljana la foofu bu mu dëkk rek aljana dëkk dem naan amiin yow yàlla def na ko ba noppi leen alhamdulilah Babacar Touré bii nag yàlla seede na ni billahi 2 heures du matin 2h30 laa ko gis message billahi mu yeewu tontu ma ne ma ban heure ma ne ko 12h30 12h30 pile maa ngi ko seen muy waaw di ñëw xam nga loolu pas-pas la ci France gii loolu yitte la te dafa bari bàyyi ay yitteem ngir ñëw kon yàlla na ko yàlla fay tabarakallah ñu ngi ànd ak sunu goro yi tamit Mamadou Dia tabarakallah borom Sénégal ah tabarakallah moom dafa am contentieux ak Sénégal peut-être ren ñu lijjanti ko suñu demee ci gàmmu bi moom it ñëw na tabarakallah ànd ak sëñ Ama ñoo ngi ànd ak tamit sunu nijaay di sëñ Talla Diagne ànd ak soxnaam tabarakallah nga xamante ni mooy kilifa gi fii ci askan wi mooy kilifa gi fii ci askan wi lépp lu fi am lu fi ngénte lu fi takk problème bu am tamit mooy jug taxaw li mu war a taxaw tabarakallah soxnaam su baax si tamit lépp lu baax ci France moo ngi ci waaw tabarakallah fu ñu wootee rek woote ma ne ah kooku de sunu mu bañ la waaw tabarakallah moom mooy borom daayira Sëñ Tuubaa yi mooy borom daayira Soxna Baali yi mooy borom daayira Maam Jaara yi tabarakallah lu xew tamit mu dem barki démb bi ñu mujjee dajee
journée Cheikh Omarul Fouti lañ daje te Cheikh Omarul Fouti ñëpp xam nañ li mu doon waaye dafa ñëw ànd ak mbooloom teewal waa kër Maam Sëñ Tuubaa ba mu ko gisee muy ndam ci ñun ñëpp di sakk ñun yal na yàlla fayal Adja Oumou Diallo tamit tabaarakallaahu moom bu gis Adja Anta rek gis ko moom it diine rek lay wër islam rek lay wër mbaax rek lay wër wax dëgg yàlla sunu xadara ba ñu nekk tey kenn mënu ko ci chaque jour démb rek am na ñu ma koy laaj fu ñuy yëngatu rek moom suñu wet di ñu wét waaw moom l'islam rek la bëgg diine rek la bëgg yal na yàlla dajale laa li ngay sàkk li ngay bëgg di ko wër yal na nga dégg ñi di ñëw ngir jëm yàlla sunu wëllër yi waa Jaxaaw yi tabaarakallaahu non waa Thiès moom àjjana la jëm soxna si dañ foofu jógee ñëpp c'est bon ngeen topp ci moom am na ay laissez-passer yi ma joxe te ñooñu foofu laa ko joxe Jaxaaw nag bool naa leen ci tey comme que tey yaa jàkkaarloog soxna si nii yaa comme ak ñi sant Dia ñi sant Dia ñëpp tamit dama leen di yóbbaale ñi sant Dia ñëpp incha allah yal na yàlla doon xéewal loolu sutura doon jéggul ñëpp tabaarakallaahu bëggoon nañ mu gën a rafet gën a baax waaye suñuy bàkkaar rek fekk suñu gàddu magi charte yi tabaarakallaahu Cerno Si tabaarakallaahu sunu alaaji bu bees bi ak mag yu baax yëpp yal na yàlla fay leen loolu leen wér doon leen sutura doon leen teraan bi jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon bu leen bougé ngeen may mbokk yi ñu sànni kàddu yi kàddu ngërëm yi Adja soxna yóbbante ñun ñëpp ñu bokk déglu ko suñu paree ñu soog a ñaan insha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullah waaw Adja soxna mi moom moo yónnee ngërëm ci Adja Anta Touré nee na mënul wax ndax su waxee rek day rongañam day tuuru daal ndax xolam dafa sore trop si Adja te lépp ginnaaw yàlla yoon te ba lépp lu mu yoonam bi tey ci la xew nii nga jaar moom Adja Anta Touré te wóor nañu ñun ñii wóor nañu bu baax a baax kóllëre moom yàgg na nee na nag kontaan na trop si moom bu koy gërëm bu gërëm yem waaw ñu koy gërëm yow dèjà sax Serigne Mor yow da nga wax lépp rek waaw da nga tënk lépp ba wax ji gërëm ku day na Anta sa doomu ndey nee na mu ngi lay gërëm bu baax fu gërëm commencé yem fa foofu la commencé si kaw waaw loolu su ko waxee ñun dañ ciy xam dara vraiment mënul nag jore micro di wax ndax xolam dafa tooy day daal di jooy fii yëpp yi daal di yàqu waaye yow dèjà sa digganteeg moom xam nga moom xam na yàlla xam na kon nag mu ngi lay ñaanal di ñaan yàlla na yàlla yëpp yeggale ànd bi te li ñuy séntu yàlla na ko yàlla mottali si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soxna nee na muy gërëm ñëpp di sant ñëpp surtout waa charte gi mu nekkal nii muy góor di jigéen muy mag di ndaw mi ngi gërëm ñëpp lu mu am ak lu mu mën tey ginnaaw yàlla yéen dafa waa charte nee na mu ngi leen di gërëm soofal mu leen benn yoon waaw dangay ñëw wax ay yawal la waaw parce que amul kenn ku toog fii te deful alalam man damaa jaaxle ndax man dama dem mag mais bu ma ñëwee waaw damay def kaamil ci kër gi rek woo samay proche mais bugguma woon sonal kenn te bi may dem ñoom ñii ñëpp ku ne da nga ñëw jox maa la te kenn jox moo lu ndaw nag bi may dem di ma yóbbu màkk Abibatu ñoo xam ne dara mayee naa xaalis nag jënd naa lu ñu def ko màkka te ñoo ma ko jox bi may dem dañ ma jox xaalis ba mu doy ma yóbbu màkka ma dafa lay yëpp ma ñëwati fekk leen ñu def seen i nuróole yëgu ma ko de fekk naa leen ñu commandé seen i yére sama rak moo leen ñawal moo ma woo bi may ñëwee ni ma ah yow est-ce que sa yére yow naka laa koy def waa charte que dañuy nuróole te jëndal nañ la noonu laa ko yëgee wóor nañ suñu borom noonu laa yëgee nuróole bi ma ne ko waa charte bi ñuy nuróole mu ne ma yónnee nañu xaalis jëndal naa leen tuuti ñawal naa leen te dana lay ñawal te yow kon da ngaa ko ma bëgg xam sa ñaw nu muy demee ba mu ñoom sax dañ ñu ko war a ko woon wax ba mu waxee loolu nag ca laa delloo sama xel ginnaaw mais nag loolu mën ma ko def ci kër ndaxte loolu neex na ma te toll na noo xam ne il faut ma dajale waa charte yëpp remercier leen ba ma ko defee itam ba dajale waa charte bu ma demee di commandé xam ñu ne ma diw fay na xam diw fay na xam diw fay dama mujj di wàññi xar yi wóor na suñu borom dama mujj ne wàññi leen xar yi doy na ginnaaw jëndu ma amul lenn li nga xam ne fii nekk na fii ñu di ko lekk wala ñu di ko naan ma jënd ba ci salle bi ay de salle mii moo multiplié wu ba ma nee ko salle ba la ma dem màkk sama gannaaw la di jënd ci salle bi moom jëkkëram tumaane ba ma ñëwee mu ne ma salle bi pare na amul donc charte mënu ma leen fay mënu ma fay kenn su ma demee damay jóg ñëpp maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm góor jigéen nag ndax sama càmmiñ yu baax yee si res yi mii nga xam ne yow xam nga ne loo def sama kër tey soxnaam see awa gaajo sama mag lu may def ñoom ñaar ñoo fay jiitu di ci def seen alal ba mu mët nag
boole ci ñoom maman alaaji maman gaajo bi ni ma ko waxee soxnaam léegi dama ne ko dafa am ñetti góor charte dama leen teg fu rëy à part sama jëkkër muy Siré si maman gaajo ak Demba si ma de amul lenn lu may def te duñ ñoo taxaw ak Thierno Fall sama magu jëkkër ñoo nekk suma yaram bee waaw yaram bee naqari mu ñëw donc mënu ma leen a fay mënu ma am tey waa charte dëkk bi yàgg na aw ma fii kenn xaw na yàlla ñëpp ma bëgg ñëpp ma bëgg charte kenn bañ ma ñëpp ma bëgg mag ak ndaw góor ji te loolu ñu ko am bariwul maa ngi leen di sant di leen gërëm tey ñaan nag suñu borom nag yàlla naa dund ba lii ma leen koy fay di jaay nabi Moustapha yàlla na ma yàlla may loolu ba yéen ñëpp ma leen di fay parce que seen lii ngeen def mobilisé wu lu ma nekk di xolam sax ñu ne ma jënd nañ ko bul jënd dara bul toog bi da ngay sonn bu fi def dara tëddal bugg ñu ko sonn li ma am kenn am ko dama koy sant yàlla mais dama leen koy sant te yow Cheikh Sarr xam nga ci dara yow it di la sant lool yow itam di la sant parce que yow it sax kay Cheikh ci la Cheikh ci la parce que yow da nga ma xaw fu bëri taxaw sama njaboot dëgg la nit boo defee lu baax dama koy wax dëgg la wala dëgg yow depuis sama doom yi nekk xale am foo jaar ñoom taxaw leen ba samay doom tey boo nee Cheikh Sarr liñ ko fi ñu ko tegee respecté biñ ko respecté mënu ma la ko lu ma jaaxal samay doom mu ne Cheikh laa yow Cheikh monde bi fu la yàq tey te Cheikh du ñëw France bu Cheikh day ñëw sama kër guddi àjjuma du nelaw day jàng alxuraan bu bët set loolu man rek maa ko danaan dem leen tëdd mooy jàng alxuraan ci biir kër gi ba bët set te bu ma koy jox xaal mu ne bu ma jox xaal du ko nangu ba gis nga tey lu ma koy jox tax nga may jox xaal du ma ko nangu Cheikh Sarr yal na ma la yàlla te sama rakk ji ma boole moom dem naa ba ni ma mel ak Cheikh Sarr melu ma ko ak sama rakk melu ko ak sama rakk yal na ma la yàlla fay leen fay la yow tam sëñ Mor ndax yow it sëñ Mor yow disponible nga yow it jigéen sonn nga saa bu ma nee la jógal sori na de te leer na ma ne amoo la lay xaar bari bari na mais saa bu ma nee la jógal dama lay neexal ma ngoog danga may neexal ndax xam naa sama doom yi ko yore moom faaw nga neexal waaw sa doom bëgg ma ci xolam nag def na ndey def na lépp Adja Anta moom du ma ko xam mënu ma ko wax Adja Anta dama koy bàyyi ñii ñëpp ñoom day bari ñii ñëpp Adja Anta moom mënu ma ko parce que su ma ko waxee dafa dëgg bu baax mënu ma ko dama koy bàyyi yàlla parce que sama dem màkk boo ko organisé di début Adja Anta su ma teguloon sama tànk màkk du am lu ko neex du nelaw guddi lu ma ko soxla damaa bëgg nga def amul fu mu taxawul sëñ Mineur bu ñëwee ba nga sukk daal ko ñaanal soxna mu dem ak yàlla sëriñ yi ku nekk ku ñëw ku baax ku ñëw te yàlla baaxee na ko sëriñ bu jógee Sénégal nekk kii ma ñëw xam daal te fu mu dem dana sukk ne la damaa bëgg nga ñaanal soxna damaa bëgg nga dem sama yoon bi boo ko organisé de A à Z yàlla na ma la yàlla wala yàlla fay yaa baax rek yaa Adja man maa ngi sant yàlla dëgg la dëgg la yow soxla loo wax ci nit ñi rek mu ci parce que nit lépp lu mu am ci àdduna moo ko may man dañu daje ci suñu seen Fatou sallallahu alayhi wa sallam ñu tiire ñu génn ñu ànd dem màgg ñu bokk nii mu def yi fi góor di def yi fi gar yi soxna ànd ak jàpp ànd ak teey soxna riche soxna diin xam lu muy wax ak nit xam lu muy jëflante nit kooku as góor rek ko mën soxna lépp lu la nit defal rek yaa ko liggéey parce que nit ñi kenn moomu leen man la ma la defal dama ko def te yàlla tax ak sa jikko ndax man du ma dunguru benn jigéen du ma dunguru jeet mais yàlla moo ma taxoon di def te ka ma ko defal jar na ko te yow mii ma ko defal rëccuwuma ko te si c'était à refaire ma defaat ko barka démb ba damay dem di Sénégal falaa nga na leen mu yónnee ma waa këram indil ma fa teraanga boobu ma mënul wax soxna yal na nga yàlla fay yal na nga yàlla fal ca ca dara nga tudd nag léegi ay satu seen muy sama ndey sama xarit kooku mooy sama bàjjen ba may dem màkk jënduma dara valise ba ci yére ba ci armal lépp moo ma ko jox te man Abdou ne ma ko moo ma boole woon ak moom dëgg la moo ma yóbbu ca moom ne ko kii man dama la koy dénk mooy sama jabar te yow kii mooy sama kii parce que boobu ba léegi bàyyi sama diggante ak Abdou jeex asu tey ma ba léegi may dem màkk mu woo ma mu ne ma man maa war a ñëw ma ne ko man maa la gën a oyof ma ñëw mu teg leen ma ay valise sama bagage yi moo ma ko jox ak lépp lu ci war muy armal ba ci daal la ay satu seen def ma ko jëndal
koy bàyyi suñu borom bi nga xamante ne képp kuy jaay baax rek mu nekk naa wallaay ndeysaan yàlla na yàlla fay di sant nag waa charte yëpp mais soxna xaw ma kan waaye man mii moom jàpp naa la fi dootuma jàpp ko nga bu jàppee jàpp ko ndax dañu ànd ci Adja Dior Dior may dem di seet sama àndal si Adja Dior ne xaalis bu dëgg gu ne suñu borom fii la koy fase oh tamit yàlla amiin yaa soxna yàlla nga yegg ci daraja yi amiin yaa soxna yàlla nga yàgg amiin yaa yàlla bu ñu dégg dara sa gannaaw démb dama fanaan ay jàng dem liggéeyi xëy liggéeyi suba damay liggéey gannaaw suba damay liggéey yaa ma ko jaral ma dawee pare ba fii fallait que ma ñëw ndax as gor nag man gor laa soo xam ne si teraanga moo may suul leneen du ma doy man teraanga rek moo may suul yal na ma la yàlla fay ci dara baax na macha allah mun naa bañ a wax de baax na macha allah vraiment ñu nuyoo waat rek dafa mel ni mu tàmbalee woon mu gën a rafet noonu ndax yàlla dafa wax ne wal aaxibatu lil umuur lépp loo gis jeexitalam moo ci am solo li Sëriñ Moor wax macha allah rafetal na ndax ci biir waxam fàttali nag liñ ciy jàpp ñun dañuy tënk rek ci li mu waxee ñu ndax wax bu demee ba pare dañ ci war a mën a jëli loo xam ne dinañ ko def suñu boo ver ko yaat dañ déglu dund ci wax nañu màkk mooy lan ba orientation yëpp jub ku ci nekk motivé wu xam ne li ñu am bu dee valeur am na loolu rek ay valeur wax nañu kaaba gi wax nañu cosaanam te li mu wax yëpp dëgg la génne na xam-xam boo xam ne bëriwul luñ koy gis ci téere kon mag ñee ko yar tagguma ko xam-xam laay waxe ku mag ñi yar da ngay dunde ragal yàlla te boo ragalee yàlla ci li ngay jéem a xam di ko gëstu yàlla xamal la lu gis lu nit ñi bindul ci téere sànq dama koy wax ne ko bëri na lu nit mën a wetti waaye nañuy fexe ba am fu ñu tënku macha allah sa baay sa maam say mbokk lu ñu la dégg rus yàlla na loolu sax ci yow te yàlla boo ci mës a gis sa bopp mu wax ñu kaaba bi wax ñu màkkata wax ñu la nga xam ne moo mën a tooy xol ndax lépp lu nit di def yéene ci am solo li nit yéene ci li muy def rek ca la ko yàlla yi génnee li tax ma wax loolu mooy soxna ba muy dem yéene ji mu am te wax ne soxna Anta mi moo ko ciy puus ndax demoon na ba ne ma xamatuma sax ndax dinaa dem bi may ñëw fii ñaan nañ ba pare mu ne xawma sax ndax dinaa dem ba muy dem bis boobu may oo may pare ñibbi mu ne ma ne soxna Anta de mu ngi defar nee naa préparé sama bagage yëpp man xaw moon soxna Anta maa koy doo gis tey kon yéene dafay baax ci nit ci d'après bi sëriñ waxee mu wax ñu Medinatul Munawwara wax ñu yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mu gënee wax ñu ni ñu war a soppi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale bu rëy la def tey wax na nag te ci loolu ci la ñuy seete nag nan la nit ak nit di jàppante te loolu mu wax nag dafay feeñ ci diggante soxna mi ak soxna Anta ak waa Chartres yëpp dëgg la kon macha allah li nga waxee rafet na xam-xam la bëri na njariñ li ci des nag mooy gërëm mag ñi parce que jotaay bu ca mag amul yaakaar bi ca am mënoon nañ fay wax nag lu ne mënoon naa ëlbati sax ay téere maamam wax waaye ñi ko validé muy mag ñi toog
yàlla ngeen fi yàgg ndax mag moomul toogaayu guddi toogaay bii ne teg mag bu yaroo day neex a àndal day neex a ñeme te mag ñi ku leen gis loolu rek la gis ci ñoom xëccoowuñu dara te wóor na ma ne xam nañ li ñu xam dafa am fu may waxee de dama ne wóor na ma ne